ku ne jàpp ca boobaak léegi muy kilifa yi di askan wi di kilifa diine yi kilifa aada yi ñëpp rek yéene benn bi gaaw tàggu ak moom ngir Sénégal mën a dellu ca na mu taxawoon ci bépp fànn nag ni ñu ko baaxoo it suba su ne di ànd ak docteur Aloyse Waly Diouf bu ministère de la santé tey dinañ ànd it ginnaaw moom docteur Diouf ak professeur Massamba Gueye conseil bu présidentiel di it yëngu ci wàllu caada professeur la di jàngalekat culture beeg taxawaay penc mi gën a waral invité gi ni nu ko professeur Daouda Ndiaye digle woon démb moom dañ koy dalal si lëf ni mu ko waxee ngir ak yaatal boole ñeneen ci waxtaan wi ci wàll yeneen yi nga xamante ñooy leader communautaire yi bu ko defee ñu gën a gindi askan wi ci li nga xamante ni mooy seen wareef dëgg ci jóg jàppandoo dóorandoo daan corona. ci téléphone bi docteur Aloyse Waly Diouf maa ngi lay nuyu docteur. maa ngi lay fay El Hadj Assane. jërëjëfati ñuy ñëwati rek xam naa ci li nga xamante ni mooy tolluwaay jàngoro ji rapidement xam naa bu mu mënee fàttali mbokki déglukat yi rek fi ñu toll ci wàllu lim bi. waaw démb xam nga def nañu test yu bari d'ailleurs. ci test yi ñu def ñu am ci 21 yoo xam ne ñoo ñëwaat positif. ci 21 cas yu positif yi ñu am ci 19 cas yoo xam ne ay cas contact lañu ak ñaar yoo xam ne dañu jóge ci ay cas communautaire lañ leen di tuddee. donc loolu moo indi lim bi tey Sénégal ñu nekk ci encore depuis bi ñu dooree ci 335 cas yu ñu déclaré positif mais ñu am 138 yoo xam ne ñu ngi ci biir sous traitement. ci loolu dama ci génne ñaari chiffre jàngoro bi di coronavirus nga may ma taxaw ci ñaari chiffres yi benn bi mooy ci nombre de tests yi ñu def bu ngeen xoolee tests yi ñu def sax dafa gën a yokk dafa doubler li ñu daan def loolu li koy indi mooy changement boobu ma la doon wax ci suñu stratégie maanaam ñu changer définition cas bi mooy xam bu njëkk ba dañ daan wax rek nañu def nit ki mu nekk cas na nit ki nekk cas suspect bu fekkee dafa am mandarga feebar bi ba pare jóge ci dëkk yi amoon feebar léegi ñu wëlbati ko dini li nga xam ne mooy jóge ci dëkk yu am feebar nit bu amee mandarga rek dañ koy considérer comme cas suspect donc mën ko prélever donc loolu muy loo xam ne tax na ba cas yi yokku mais si suñu contact yi aussi ñi ñu jot a confiné dañ daan xaar boobu souvent bu ñu amul benn mandarga dañuy bàyyi ba ñu waaj a génn ñu prélever leen mais léegi systématiquement pratiquement bu ñu identifier benn contact rek dañ koy ñëw prélever donc loolu mooy gën a yaatal géew gi nga xam ne ci la ñuy prélever te moo ñu permettre ñu am yenn résultats yi yàlla def na nag ci bu yooyu boo xoolee depuis semaine bi yëpp li ñuy am ci cas yoo xam ne transmission communautaire bi cas yooyu dafa xaw yokk ñu ngi tey ci presque 28 cas communautaires 28 cas communautaires mooy loo xam ne boo xoolee seen localisation ni ñu tasee ci biir réew mi rawatina fii ci Ndakaaru ci banlieue bi loolu mooy véritablement danger bi mu ngi circuler biir Dakar te loolu dafa war a tax autant ñun ñu changer suñu discours autant ñu gën a dëgëral disposition yi mais aussi li ñuy wax ndimbal da ci fekk loxol borom askan wi aussi mën a jël en charge li nga xam ne mooy prévention feebar bi parce que phase bi ñu dugg nii mooy phase bi gën a décisive ci guerre te loolu vraiment bëggoon naa ci attirer attention askan wi parce que dañuy wax souvent na état bi gën a dëgëral mais état bi bu dëgëralee si ay citoyen lay dëgëral or citoyen yooyu li leen état bi laaj mën nañ ko defal seen bopp léegi bu ñu demee ba ñu gis ne am na ñoo xam ne malgré sensibilisation bi aussi defuñu li nga xam ne moom la ñuy xaar ñu ngi mettre en péril la vie des gens boobaa nag état bi dina jël yeneen disposition pour que nit ñi nga xam ne jëlaguñu ampleur u feebar bi ñu bañ a mettre en péril la vie des autres. amagul solution scientifique apparemment concernant cas communautaires yi est-ce que nit ñi du baax ñu xam ne bu lawee kër docteur du leen mënal dara maanaam du leen mën a sauver. non loolu amul solution scientifique. Solution bi am mooy
cas communautaire ci biir askan bi la nekk te askan bi moo koy lawal. nan la ko askan wi di lawale mooy toppul mesures yi nga xam ne moom lañ leen dicté te bu ñu tollee niveau boobu aussi il faut que nit ñi xam ne mooy genre virage boo xam ne soit nga jël ko continuer ci tal bi parce que da nga respecter mesures yi wala toppaloo mesures yi nga dugg ci pax. te bu ñu duggee ci pax boobu il faut que sénégalais yi xam ni ko autorités yi di waxee ni ñu koy waxee ñun il faut que sénégalais yi xam ne bu ñu duggee ci pax boobu boobaa dina compliqué te duñu mën a ci gérer situation bi. maintenant ni ngeen ko waxee ci njëlbeen xeex bi ci askan wi la féete léegi bal baa ngi seen i kaw du ngeen yaatal ci ñi ngeen daa jafandu bàjjenu gox yi ci yenn campagne yi amoon nañ ci solo lool waaye des na ba tey ay yeneen relais communautaire waxoon nga ma ni xëy na ñu nga ca mais mu gën a fës daal comme waxtaan fi sës. waaw ci wàllum jël xeex bi delloo ko leader communautaire leader religieux yi. loolu ci ay stratégie la yoo xam ne ñu ngi ci peut-être stratégie yi bu ñu génnee monsieur le ministre de la santé et de l'action sociale am na réunion boo xam ne dina ko def tey surtout ci wàllum prise en charge transmission communautaire bi. mais ñooñu sax dañ leen ci dugal pour que ñoom tamit. ñu gën leen dooleel ñu mën a dem ci askan bi pour waxtaan ak ñoom. te je crois que. mais au-delà ci man bien évidemment ci kaw ñu may ma ko ñoom xalifa yu tedd yi ak sunu président de la république moom président mënut a seeti kilifa yu mag yooyu ma tudd ñoom it nga xam ne mën nañ lu bari ci njaboot yi vraiment au-delà parce que aussi fourneau bu tëw a boy da nga koy uppee ci wàllu wu ne. waaw loolu defe naa président mu ngi weccoonte xalaat ak leader d'opinion yi ministre de la santé aussi dem na ci leader religieux yooyu ngay wax. léegi nag ku nekk ak sa façon. ni nga koy manifester je crois que ñoom ñëpp def nañu ay appel ci seen ñi nga xam ñooy seen askan mais comme la répétition dafa nekk loo xam ne c'est pédagogique suñ ko mënee daal. ñu ngi leen koy ñaan ak li nga xam ne mooy respect bi nga xam ne moo war ci ñoom suñu mënee yëkkatiwaat seen baat pour wax ak seen askan wax ak seen taalibe wax ak seen co-religionnaire pour ñaan leen ñu toog benn place respecter mesures yi ñu leen wax loolu defe naa dina permettre Sénégal mu ci feebar mais bu ñu continuer ci rythme bi dañuy véritablement soxlawul ñuy laam-laamee fan lañ nan lay dem mais suñu continuer ci rythme bi dina metti trop ci Sénégal. ci wàllu cas yi ñi nga xam ne ñoom ñooy feeñal seen bopp am na ñuy wax wàllu stigmatisation bi baaxul naam mais dafa am ñu niñ leen di jëli see xëy nag yooyu est-ce que Kër Docteur am na beneen yoon wala beneen pexe parce que comprendre nañ ni concernant maladie infectieuse xëy na loolee ne ay matuwaay yu ñuy jël pour dem ci nit ki mun te ñàkk mais ma ne su ko defee neneen bu gën a ànd ak ñun li ñu jàppee sutura. waaw xam nga li ñu ñaan nit ñi nga xam ne dañu yëg mandarga yi ñu oote mooy bu ñu nañu beru déjà ci biir kër gi nañu beru. donc bu ñu beroo ci biir kër gi bu ñu ooyee ñun suñu équipe bi bu ñuy ñëw aussi il faut que ñu protéger suñu acteurs yi il faut que ñu protéger. te il faut que ñu dugal leen fenn pour mën leen déplacer yóbbu leen ci structure de santé yi donc day jafe pour que ñu am beneen attitude wala beneen tenue pour ñëw vers ces personnes là liñ ci bëgg rek mooy et loolu tamit damay sensibiliser waale ñi nga xam ne ñu ngi woote liñ ci bëgg mooy ñu mën a protéger à la fois famille bi protéger aussi personnel de santé bi te fexe ba ki nga xam ne woote na ñu mën ko jël en charge rapidement damay fàttali feebar bi du lu ñuy rus feebar bi du lu ñuy rus te feebar bi ndam la ci nit ki mooy ñu ne yow yor nga doomu jàngoro ji mais wàlluloo kenn loolu na ko nit ñi di ndamoo yor nga doomu jàngoro ji teel ngaa woote waaye ñi la wër yëpp wàlluloo kenn parce que da nga beru sol sa masque loolu defe naa il faut que ñu koy ndamoo beneen bi may wax mooy que nit ñi bu ñuy dem ci bërëb yu bari nit yi marché yi di dem ci quai de pêche nañuy sol masque ñi fay liggéeyee aussi ñuy sol masque parce que yomb na aussi ñu naan
dëkk bi masque yi motul mais ñi koy wax yëpp dañ jéemul ut masque boo doxee ci mbedd bi sax ñu tàllal la masque ne la masque 100 francs masque 200 francs wala masque téeméer mais téeméer boobu ngay joxe protéger sa ëllëgu njaboot defe naa loolu amul njëriñ ñu baal ma sax docteur mais ñu ci bari ñu ngi def dépense yeneen di jëndi connexion ak di yendoo vocal ak yoo xam ni dara du ca farata te lii il s'agit de te sauver yow ak sa njaboot donc nit ñi nañu revenir à l'essentiel bu ñu bëggee xeex bi ñu xeex ko ci diir bu gàtt na ñëpp def effort bi war ci diir boobu ñu génne coronavirus fii ci Sénégal mais bu ñu continuer di naxanteeg moom cas communautaire yi di gën a yokk su te cas communautaire fu mu nekk rek dafa mel nii rek benn ndel lañ koy wax de. miin mooy miin dafa mel ni ndel nekk ci biir arène rek. mu ñëw joggi rek mu exploser laal ñëpp. donc laal ñëpp waaye parce que foo waxee 28 cas ça veut dire que ku ne ci ñoom xamoo fu mu jaaragum ak ku mu laal ak ku mu laalul. te loolu dañ koy 28 multiplié par ay yoon. loolu dañ koy uti 28 yi mun na nekk 28 multiplié par 27. mun na nekk 28 multiplié par 4. donc loolu na ko nit ñi di xalaat. nit ñi xam ne su ma génnee ci mbedd bi rek maa ngi en danger loolu defe naa la nit ñi war a xam. danger bi danger bu ambulant la. képp ku génn ci mbedd bi yaa ngi ci danger bu fekkee sololoo masque bu fekkee respecté aux mesures. dëgg la am na solo kon docteur ñu daal di la gërëm bu baax rek. maa ngi lay gërëm El Hadj. jërëjëf à tout à l'heure 10h ci point de presse bu.